donc duma def lu dul remercier ñi nga xamante ni mooy la jeunesse de Yewwi Askan Wi. waaw tàccu leen na Yewwi Askan Wi seen njiit gi noonu di Alassane Niang. waaw lu tax may remercier la jeunesse de Yewwi Askan Wi mooy que ni bu ngeen xoolee coalition yi nga xamante ni ñoo fi nekk yëpp coalition bi fi gën a responsable coalition bi fi gën a am jeunesse bu responsable coalition bi nga xamante ni moo am femme yu responsable Yewwi Askan Wi la nekk. te nag bu ñu waxee nag jeunesse dafa nekk li nga xamante ni xorom la ci mbir mi. parce que am na foo xamante ni mag ñi mënuñu fa yegg te fi mag ñi mënta yegg yaakaar naa xale yi mën nañ fa yegg donc di leen jaajëfal bu baax a baax ci confiance bi nga xamante ni moom lañ am ci man mi nga xamante ni man mi xeebu man mi ñàkk expérience ñu jiital ma ci mbir boobu noonu ñu ngi leen di jaajëfal encore une fois. mënuñu wax jigéen góor ñi nag jeunes yi bàyyi jigéen ñi parce que tey jigéen ñi ñooy boole li nga xamante ni kenn mënu ko boole. jigéen ñi ñooy xëy dem togg dem marché togg dem liggéey ba pare ànd ak ñun ci ay VAD ànd ak ñun ci ay visite de proximité vraiment ñu ngi leen di jaajëfal. di leen wax nag ne leen ñun waa Yewwi Askan Wi teg ñoo ñëw tey pour waxtaan ak yéen tànn Bada Beye muy suñu tànneef di doon koo xamante ni macha allah li may wax toujours rek Bada Beye moom li mu jàng mooy nu ñu yoree commune. Bada Beye li mu jàng mooy nu ñuy def ba commune bi naat Bada Beye li mu jàng mooy li nga xamante ni mooy ndox mi ci jàmm gën si Kambaaw dinañu abal Bada Beye li mu jàng mooy nan la ñuy def ba gox bi suqaliku xale yi di liggéey jeunes yi di liggéey femmes yi di liggéey man sama naqar toujours li nga xamante ni moom laay jooy man Mbaye Dieng damaa nekk Caaroy Azur fee di fa liggéey te ku fa am mbindaan bu ñëwee danaan ma sama mbindaan bi xam na la nee na tali Maam Jaara la dëkk loolu nag damaa bëgg mu jeex fi te li koy jeexal nag mooy ngeen fal Aline Badara Beye mu nekk ci mairie Sicap Mbao ubbi ay école coiffure yoo xam ni ngeen fal Aline Badara Beye mu ubbi ay école coiffure yoo xamante ni nii ak ay école de couture yoo xam ni bépp doomu gox bi dinañ la former jàngal la ba nga yor sa salon de coiffure wala nga yor sa atelier de couture comme ni ma koy defee ndax bëri na fii xale yoo xam ne maa leen formé ñu nekk tey di liggéey te loolu pour ngeen dimbali ma ci foog ngeen fal Aline Badara Beye su ko defee mu mën ma cee jàppale bu baax a baax maa ngi nuyu tamit Leena Mbeng bi fi jógee sànq maa ngi moom ñoo bokk parti may ñëw nekk ci président Boubacar Camara ma bokk ci parti bu ñuy wax parti Jéngu Tabax nekk candidat Boubacar Camara fii ci coalition bi muy ku bëri xam-xam muy ku am jom ku am fulla ku mën a yor réew mi doon koo xamante ne nii moom tuutilul jigéen ndax mënoon na ni Mbaye Dieng jigéen la déedéet dañu Mbaye Dieng jigéen la waaye dama koy dooleel ma ñëwaat ci coalition bi ñu gën maa dooleel kon maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu waa coalition Yewwi Askan Wi yëpp su ma limee nag damay juum mais képp ku fi toog maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di nuyuwaat femmes yi ne leen wax naan tàccul leen ma femmes yi tëggal leen ma femmes yi ñun jigéen ñi lañu àndal jigéen ñi ñoo yor lépp di leen wax naan leen di leen waxaat naan na ngeen fexe nag ba jour vote yi liy fulla bi luy fayda bi na ngeen teel a yeewu teel a ndékki teel a dem vote ji ndax ku nekk xam na ni li bu carte gi naree yàqu rek ngoon gi lay yàqu ba cëg gi kon na ngeen fexe ba na ngeen am fulla ju mat joo xam ni su ngeen xëyee rek na ngeen dem vote ji voteel Yewwi Askan Wi loolu laay ñaax jigéen ñi di ko ñaax góor ñi di ko ñaax jeunes yi maa ngi leen di sant di leen gërëm. monsieur le maire Cheikh Alioune Beye incha allah bu ko yàlla dogalee dina jël Diamaguène Sicap Mbao ma jël Tivaouane Diacksao ñu ànd bokk liggéey gox bi. li ñu koy may nag camarade li ñu koy may nag tëgg yi neex na pecc mi neex na waaye ay carte moo koy joxe ay xob moo koy maye teel a xëy teel a voté balaa 1 heure carte gi leer ñu gagné dem liggéey.
jërëjëf ngeen may ñu tuuti rek ñu eggale macha allah animation bi neex na waaye li ma wax rek mooy liggéey bi ca bis ba la ak balaa bis ba avant la ak après kon nag ñu ngi ñaan ñëpp jigéen góor mag ndaw ñu dugg ci kër yi génne carte yi génne militant yi waxtaan ak ñoom waxtaan bu rafet ñu teel a jóg teel a voté ndax li ñu soxla raw gàddu la ku la rawee benn xob gañe la kon nag na ngeen taxaw temm vigilant ci vote yi xool ci biir centre de vote yi ku fa gaaree oto di may xaalis xeex leen ak moom police dàq ko ngeen tas ko mu jóge fa. Merci camarade. Merci beaucoup. dafa guddi te temps bi xat na te ñi war a wax nañu am solo rek en tout cas daal maa ngi sant suma camarade suma xarit Cheikh Alioune Bey di ko ñaanal xéewal ak jàmm ak salaam di ko ñaanal ndam ñu bokk ko ñu ñaar ñëpp le jour du 23 juin balaa tisbaar la carte gi leer li ko leeral nag wax naa la ko léegi teel a xëy teel a voté dugg ci kër yi génnee nit ñi mag ñi mënut a dem nañu ut oto dugal leen ci yóbbu leen ñu voté ñibbisi ñu tuxu dëkk Tivaouane Peulh dëkk Apix dañ leen jëli ñoom ñëpp ñu ñëw voté ñu gagné jëlee fi ñu fi nekk ndax amuñu njariñ baaxuñu biir baaxuñu biti baaxuñu guddi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. sama kàddu nag dama koy tënk rek ci ñett point benn point bu njëkk bi mooy lu waral sama teewaay fii tey monsieur le maire Cheikh Aliou Bey dañuy ànd depuis bu nekk xale ñu jàngandoo école màggandoo fi def lépp lu ndaw di war a def ca biir koñ bi ñu ngi ci koñ bi di setal ñu ngi ci koñ bi di samp ay garab ñu ngi ci koñ bi di encadrer jeunes yi dans le cadre des navétanes ñu ngi ci koñ bi di jàppale mag ñi di jàppale ndaw ñi di jàppale askan bi ci seeni soxla loolu moo tax tey man mi jëloon naa recul tuuti ci mbiru politique waaye bu ma woowee ne ma sawaay dama bëgg nga ñëw jàpp ci ma ne incha allah lu ma yor ci mbooloo lu ma yor ci as tuut yàlla dénk ma ko ci alal incha allah dinaa ko teg sa disposition ba yàlla teg la ci boppu mairie bi. beneen pàcc bi mooy ñu àndal ñan lañ dañu ànd ak ay gor ñu nekk ci ginnaaw fii ñëpp ñenn ñi ñu ngi ci biir mbooloo mi kenn soxlaalul dara waayu politique ku si nekk yaa ngi ci say mbir mën nga demal sa bopp ci boor boo féetoo donc lu ñu yëkkati dong mooy bëgg koñ bi te koñ bi waa koñ bi ñoo ko war a defar compétence yëpp a ngi fi fii nii ku nekk bu ñu la joxee CVM suñu mag Ibrahima Anne xam ngeen ko ñeneen ñu fi toog ñi ñëpp ñoom Bay di Diop ñeneen ñu fi toog ñoom Adjuma di ngeen gis ni compétence kese ak profil yu mat sëkk ak soxna yu ci ginnaaw yëpp mën nañu yor mairie mi parce que mairie lan la man nekkoon naa mairie Diamaguène Sicap Mbao fii nekkoon naa fi premier adjoint au maire de 2002 à 2009 mais possibilité mairie c'est sous-exploité maanaam ñu koy jiite suñu xamul lan la duñu mën a sori ci mbir mi sori ci mbir bi mooy mairie bu dem tey ba am 1 milliard presque waaye duñu àgg milliard parce que xam nañ ni Bada wax na ko démb bu ñu àggee 1 milliard dañu war a def déclaration de patrimoine te ñemewuñ ko parce que lan la alalu askan bi saa yoo demee ci boutique ba jënd saa yoo fayee courant saa yoo fayee ndox am na lu ndaw luñ ciy coppati luy delluwaat ca mairie ba donc suñu alal moo fa ne suñu alal moomu naka la ñuy def ba sàmb ko naka la ñuy def ba yaxanal ko naka lañ koy def ba suñu dundin gën a neex suñu dundin gën a neex mooy ñun xam nañ lu ñu jaaxal mooy inondation suñu dundin mooy xale yi am nañu problème insertion sociale insertion professionnelle suñu jaaxle mooy ku faju ku bëgg faju fan ngay fajoo suñu jaaxle mooy xale yi dox nañ ba sonn diggante fii ak lycée bu mu mënta doon suñu jaaxle mooy Diamaguène Sicap Mbao bëgg nañ mu am lycée suñu jaaxle mooy jigéen ñi
jigéen ñi lu ñu leen di jox ci ay subvention lu néew la budget 1 milliard bu ñu calculer subvention yu ñu jox jigéen ñi matul 50 millions matu ko ñu ne ñu ngi leen di dimbali boobu pour gën leen téye la ñii ñuy jox tuuti ne subventionné ñu mouvement de femmes yi ay naxe kese la ñun am nañ ci yeneen xalaat suñu duggee ci programme bi ci campagne bi di ngeen ko gis ñetteel point bi mooy lan bu leen kenn këf ngir laay wala suuri nit ki bu dee ak diine boo mënta bokk sa ngor yaa ko yoreel sa bopp kenn waru la ko jënd kenn waru ko jënd ku leen jox lekk leen seen xaalis la ku leen indil ceeb jël leen seen alal la lu ñu soxla ñun te incha allah ci loolu la ñuy dox fii ba le 23 dinañ ñëwaat seen kër yi dinañ leen seeti wax leen ñi coalition bu baax bi mooy nii affaire bi yow la affaire bi mais monsieur le maire Cheikh Aliou Bey la jërë ngeen jëf. de wax monsieur le maire man nag tey carnet de doléance laa indi tey carnet de doléance laa indi tey dina wax ni la di la yóbbante maanaam askan wi laa lay indi muy jigéenu maam commune Diamaguène Sicap Mbao ñu ngi lay xaar si financement yi jigéen ñi ñu ngi xaar financement yi pour nga jàppale leen ñu liggéey jeunesse bi aussi ñu ngi lay xaar si financement yi créer emploi pour ñu liggéey parce que gis nañ ni jeunesse su Diamaguène Sicap Mbao liggéeyuñu defuñu dara te loolu monsieur le maire ñu ngi lay si xaar waaw ñu ngi lay xaar si loolu ñu ngi lay xaar aussi si wàllu santé gis nañu suñu hôpitalu Diamaguène Sicap Mbao bi maanaam niveau bi baaxul bëgg nañu def ko niveau 3 parce que bëgg nañu suñu mag ñi di faju bëgg nañu suñu doom yi di faju bëgg nañu aussi suñu jigéen ñi di faju waaw doléance yi aussi bëgg nañu aussi suñu hôpital Sicap Mbao mu am bloc opératoire monsieur le maire yaa ngi may déglu bëgg nañu loolu aussi loolu nga bëgg nga bàyyi ko xel bëgg nañu aussi canalisation comme que loolu mooy sa métier nga bàyyi xel su loolu. lay adressé sama message mooy si jour ba benn jeune bu mu fubali le 23 benn jeune bu mu dem terrain di fubali jël leen seen i carte ngeen dem voté ji yaakaar naa ne voté dafa jot ndax ku gis askan bi ñun sonne nawet muy noor muy nawet ñun moom si ndox la ñuy dëkk kon am nañ mission bu rëy bu ñuy xaar mooy ñu changé li fi nekk nag ay wax mënu koo changé vote moo koy changé maa ngi ñaan sama mbokk jigéen ñi di kontaan tamit vraiment si yéen moom kenn jëndu leen yéen xaalis indiwu leen fi bu fekkoon ne xaalis rek ngeen bëgg mën ngeen dem feneen mais Yewwi Askan Wi képp ku ci engagé wu rek xaalis taxulaa jóg kon ñu ngi leen ñaan si encouragé boobu ngeen am ñu ngi leen si encouragé bu baax ba jour ba kenn bu leen kenn détourné si loolu ñu ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm di gërëm tamit coalition Yewwi Askan Wi si ànd bi ànd boobu ba léegi muy rafet di wax ne liggéey bi nag mu ngi soog a commencé mooy na leen dem si nit ñi waxtaan ak ñoom ñu voté Yewwi Askan Wi di gërëm tamit sama waa parti yi ma àndal nga xam ne ñoom may confiance ma jiite leen muy maire Yaama nga xam ne mooy responsable des femmes ak Rama Diallo ak Alsane ak ñoom Awa Ndaw ñëpp maa ngi leen di gërëm ak professeur Dem di ñaanal sunu maire Aline Badara Bey yàlla na ko yàlla may ndam di ñaan waa Daaru Rahman ñoom ñëpp nañ takku xam ne seen doom lañu war a fal ñu dem fal maire si ni mu gën a sedde ak ni mu gën a baaxe wasalaam. ngeen xam ne aussi tey la point de départ campagne bi c'est-à-dire campagne bi tey mooy lancement yi maanaam campagne bi tey la démarré di dem ci victoire finale bi mooy jour bi nga xamante moom la Yewwi Askan Wi bu Diamaguène Sicap Mbao war a jël mairie le 23 janvier 2022 donc bu ñu nee Yewwi Askan Wi aussi mooy teel a yeewu teel a dem ci bureau de vote am voté mais bu leen fàtte aussi ñaari vote ngeen di def da ngeen di vote pour fal suñu monsieur le maire vote aussi pour si je ne me trompe pas mooy au niveau départemental donc di
gàttal fi wax bi rek parce que li ñu bëggoon a wax suñu mbokk naataangoo yi wax nañu lépp di leen ñaan les femmes les jeunes ñu teel a farlu si loolu xam ne on a déjà gagné parce que boo xoolee forte mobilisation bi nga xamante moom lañ gis suñu xel dal na vraiment suñu xel dal na ñu continuer si mobilisation bi xam ne vraiment on se tend vers la victoire finale donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziare ñëpp. ci jotaay bi ni mu demee vraiment tey am nañu fierté parce que boo gisee mobilisation bi ni mu demee nga xam ne bii du mobilisation wu ay sandwich ak ay 2500 mobilisation wu nit ñu am valeur nit ñu gëm Diamaguène Sicap Mbao nit ñu gëm ne la coalition Yewwi Askan Wi moo mën a jëlee Diamaguène Sicap Mbao ci difficulté yi nga xam ne moom lañ nekk te loolu neex naa gëm neex naa layal ndax tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Yewwi Askan Wi di ay leaders charismatiques di ay leaders yoo xam ne yàgg liggéey dans le développement di ay leaders yoo xam ne yàgg liggéey dans le social ñii ku leen dénk destiné wu Diamaguène Sicap Mbao nekkuñu ñoo xam ne dañuy tâtonner wala dem di jàngiwaat boo xoolee tey ki nga xam ne moom la 12 partis yi nga xam ne ñoo composé coalition Yewwi Askan Wi wóolu jiital ko muy seen tànneef muy Cheikh Aliou Bey di ingénieur en développement urbain di ingénieur aussi en aménagement du territoire expert en assainissement et environnement nekk aussi spécialiste en microfinance et audit et contrôle des organisations kooku ku ko jox Diamaguène Sicap Mbao mu doxal ko ci ni mu waree. dañuy taxaw parti dañuy bëre te parti bu ñëw avant ngay yegg si am nga sa programme mais bi ñuy toog di waxtaan am na koo xamante ne tey jii moom la ñu tànnoon muy coordonné lépp kon su nit ki coordonné lenn ba toll fenn mu war a am résultat il faut que nit ñi xam kooku mooy kan kooku mooy Baydi Diop bi nga xamante ni moo nekk PUR donc liggéey bu rafet tey jii moo tax ñu toll fii bi si des mooy li tax ma woo jigéen bi di Maïmouna Dieng puisque wanee na fulla wanee na fayda si parti ba mu nekk ba tax tey ñu jiital ko mu ñëw tey jii bokk si coalition bu mag bii nga xamante ni mooy la plus grande coalition du département de Pikine mais de Diamaguène Sicap Mbao taxawaay boobu mu am tey jii may na ko mu liggéey si Diamaguène Sicap Mbao loo xamante ni tey jii bokk na si résultat yu ñu am fii beneen bi si des muy ajaaru gi wax nañ ni lépp loo gis nerf de guerre bi mooy finance li tax ñëpp wóolu ko jël mbir mi teg ko si loxoom mooy wane na xam-xam wane na xarañ tey jii ñun ñëpp ñu toogee nag ba programme yëpp ñu tënk ko mu nekk benn ñu jël ki nga xamante ni mooy Cheikh Aliou Bey sunu nen yëpp nag sunu nen yëpp dañ ko def si benn plate te tey moo koy yenu kon war nañu xam ni tey bu fekkee ni daanu na sunu nen yëpp danañ toj te sunu nen dañ ko war a sàmm looloo tax ma ne leen ngeen taxaw c'est important que loolu ñu wax ko tey jii coalition Yewwi Askan bu Diamaguène Sicap Mbao c'est la plus grande coalition pour lan pour transformer Diamaguène Sicap Mbao puisque Diamaguène Sicap Mbao depuis 1960 commune yëpp ñu ngi dem commune yëpp ñu ngi avancé jigéen ñi si nekk si yeneen commune yëpp ñu ngi jóg di dem si kanam mais ñun tey sunu jigéen ñi fa nu waree yegg yeggun fa sunu xale yi fa nu waree yegg yeggun fa sunu artistes yi fi nu waree yegg yeggun fa parce que tout simplement amagunu un dirigeant bu jël en charge préoccupation yi nga xamante ni mooy préoccupation askan wi si biir loolu ñu ni tey jii askan wi tënku na tënk bi mu tënku nag ñi nga xam ñoo ko war a tënki tey mooy coalition bii nga xamante ni mooy Yewwi Askan Wi
ñi nga xamante ni woowu ma leen li tax woowu ma leen dama ni su ma woowee Bay di mi nga xam moo doon nekk ñu ñëpp suñu coordinateur moo woo ki nga xamante ne mooy Cheikh Alioune Bey muy suñu candidat man yaakaar naa ni woo naa ñëpp li may ñaan nag ñun lépp lu ñuy def jigéen def si am solo jigéen ñi li ma leen di ñaan yéen ñëpp ngeen jóg taxaw sargal Alioune Bey comme pour mooy sunu départ ngeen ñaanal ko yàlla ñu gunge ko yàlla jox ko ndam. tey jii buumu gàcce gi tey ñii nga xamante ni ñoo fi nekk di ay borom xam-xam yoo xamante ni lii nga xamante ni moom la ñuy def fii ñu ngi koy def si yeneen commune boo demee tey jii ku mel ne Cheikh Alioune Bey li nga xamante ni moom lay liggéey si métier am boo demee yeneen commune am na lu mu fay développé li mu nar a développé yeneen commune nag mu développé si commune bu mu dëkk moom yaakaar naa moo ëpp solo et c'est important li ñu leen di ñaan nag mooy le jour J le 23 léegi dañ koy liggéey le 23 bu ñu jógee fii tey kenn ku si nekk kër goo xam na nga fa dugg kër xarit boo am na nga ko dem seeti pour wan leen di leen le jour J nañu wooteel Yewwi Askan Wi loolu laa amoon loo xam dama koy wax xëy na c'est un peu long mais vous avez la crème de Diamaguène Sicap Mbao. su fekkee dañoo ubbi campagne bi tey ñu def lu mel nii am na ñoo xamante ni tey duñu nelaw de am na ñoo xamante ni seen campagne yàqu na waaye loolu neexu si li ci neex mooy da ngeen a wane ni mën ngeen a mobiliser jigéen ñi dañoo wane ni bu dul ñoom mbir mi du dem jeunesse bi dafa wane ni bu dul ñoom mbir mi du dem kon nag li xew tey la ñu bëgg mu xew toute la campagne activités yi nga xamante ni coalition mi ngi koy def ci campagne bi moo xam activité suba bi la moo xam caravane yi ñëw la ak bu mu mën a doon lu mel ni lañ bëgg ndax dañu bëgg a gagner te kuy gagner da ngay préparer wu waaye camarade Moussa Fall daf ko wax sànq ne xumb yi neex na tàcc yi neex na waaye li am solo mooy ku ci nekk na nga xam ne sa itte mooy nga fexe ba indi fukki nit yu bokkul ci coalition bi ñu voté parti ñu voté coalition bi loolu buñ ko xaymaa day nekk loo xamante ni du ñu mën a dem ak kenn ñi naan kii moo jël gagné wala kii moo gagné parce que victoire bi dafay leer nañ candidat bi nga xamante ni nag mooy waaj a ñëw di Cheikh Aliou Bey di doomu Daaru Salaam fii di leaderu Pastef di kenn si ñun koo xamante ni fauteuil bu mu toog mën na ko sëkk di kenn si ñun koo xamante ni ñun ñëpp dañoo bàyyi suñu àq ak suñu yelleef jébal ko ngir mu porter suñu combat ba keroog ñuy gagné. donc yaakaar naa ni bu delloo ci wàllu programme moom dina ci ñëw ci tey ak ci yenn activités yi waaye ñun lu ñu bëgg rek te di leen koy dénk mooy ngeen xam ni mbir mi du fo. ngeen xam ni ku bëgg a gagné dafay ñàkk ngeen xam ni ñi fi nekk bu fekkee dañu bëgg a soppite am bu fekkee dañu bëgg a changement am il faut que ñu fexe ba coalition Yewwi Askan bi gagné. loolu nag jarul guddal yaakaar bi ci ñun ak ci yéen lañ ko am ñu ngi ñaan responsable yëpp ñu ngi ñaan militant yëpp ñu ngi ñaan képp kuy soppe Yewwi Askan bi nga xar ci sa tànk tubéy ba au soir du 23 janvier 2022 ñu ne comme ni ko mag ñi di waxee wiiw Yewwi Askan bi donc du ñu guddal ndax mi ngi guddi dañuy yemale foofu kàddu gi di jaajëfal ñëpp ci taxawaay yi organisateurs yeeg waa logistique waa finance toutes les commissions ñu ngi leen di jaajëfal. Cheikh Aliou Bey. di Paaka Ñaari Boor di coordonnateur départemental pour la coalition Yewwi Askan Wi mais également candidat à la commune de Diamaguène Sicap Mbao, futur maire de Diamaguène Sicap Mbao mu war a remplacer Ndofène mi nga xamante ni moo fi nekk poosul paasul. ma bëggoon nag invité sama frère Cheikh Aliou Bey nga dagale say paas te puusal ñu maire bi fi nekk
c'est possible, tu en as les vertus, tu en as les aptitudes, tu en as la capacité, tu en as la volonté. kon mën nga ko xam nga fa ngay jaar xam nga niñ koy defee te mandu bi mat na yéene bi mat na doomu Diamaguène Sicap Mbao nga dama ne waa Diamaguène Sicap Mbao am ko te xamuloo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën ginnaaw yàlla ndokke yàlla bi ngeen ko amee mais dafa mel ni xam ngeen ko ma leen di invité rek ni le 23 janvier incha allah c'est dans quelques jours mais c'est maintenant li ñu waroon def yëpp def nañ ko construire nañu coalition à la dimension de Yewwi Askan Wi tànnal nañ leen candidat à la dimension de Cheikh Aliou Bey yéen ñun suñu contrat remplir nañ ko seen contrat moo des fi mu waroon dem yëpp dem na fa wala boog li ko desee lu tuuti la léegi objectif am kese moo ci des kon remplir na sa responsabilité remplir na rôle am dama bëgg le 23 janvier xobu Yewwi Askan Wi na fees dell ci urne yi xobu ñeneen ñi nga xamante ni puusuñu paasuñ ñi ma tudd léegi na fees dell ci mbalit ma bëggoon rek aussi bu ngeen ma ko mayee ma nuyu samay bunt ci biir Diamaguène Sicap Mbao muy sama camarades yi nga xamante ni ñoo bokk ci coalition bi di samay camarades bés du ñàkk ma bëgg ci tudd Maawa Ndiaye ma bëgg ci tudd sama jigéen Ndeye Sali Diop di ci tudd sama rak le dynamique Cheikh Omar Ka ñooñu laa jot a gis nii mais xam naa ni ëpp nañu loolu te ñi ngi ci biir kon ñooñu mënuma ñëw nuyu ba pare tudduma leen jox cër way soxna Ami mi ngi rok maa ngi lay ziyaare bu jëwriñ waa jëwriñ bi moo gën a siiw mais nag dafa am nag benn tànneef ci biir suñu biir muy suñu grand Ibrahima Anne ma bëggoon vraiment ngeen tàcc ko grand ñi ngi lay nuyu di la wàcce sa wàccuwaay di bénéficier ci sa expérience parce que dañu jàpp ni ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wan fi ngay teg sa tànk yaa ngi ñu koy wan yaa ngi ñuy accompagner merci mon grand ma ñëw fi en tant que candidat départemental yéen ñëpp ngeen xam li ci xew dañu ne coalition bi yëngal jamono coalition bi waral coow li coalition Yewwi Askan Wi la candidat communaux yi ñoo yëngal yeneen seen naatangoo candidat communaux dama ni man mii nga xamante ni maa fi gën a tuuti nekk le candidat départemental à la ville de Pikine maa leen tere nelaw moo tax lu nekk ñi ngi koy def ba jéem a fakkasal suñu candidature muy fierté si ñun muy honneur si ñun waaye nag lu mu leen jaral pour faxas suñu candidature dinañu ko jaral pour ñu dëggal suñu candidature loolu moo am te tànk yooyu la ñu nekk mais may ñaan leen seen pexe bu jubee duñu nekk candidat mais nag tey laa gën a am énergie tey laa gën a am détermination pour accompagner mes frères candidats dans les différentes communes ma bëgg wax rek leen ni leen par fatalité bu fekkee sama candidat jàllul mes chers frères mes chères sœurs gagnez pour moi s'il vous plaît. dafa am ay doléances yu bëri yu ñu fi indi Moussa am na lu ñu ci tudd waaye ñun daa am lu ñu ci bëgg a yokk dañu ne booy tànn da ngay tànn ki mën ñun dañoo jàpp ni képp kuy yëkkati loxo di laaj ñoo la ko war a gën a laaj parce que dañoo jàngi bi ñu waree jàngi dañoo liggéey bi ñu waree liggéey ba pare nag choisir ñu liggéey feneen bi ñu jàngee ba pare dañoo duñ liggéey ci entreprise duñu liggéey ci état dañuy liggéey ci biir Diamaguène Sicap Mbao ci biir département de Pikine ci biir région de Dakar ci biir Sénégal ak ci biir Afrique loolu lañ taaw donc musuñoo liggéey feneen pour ñu ci biir Diamaguène Sicap Mbao
bureau yi njëkk a ubbi def ci fukki at ak ñaar fii Sicap Mbao la nekkoon Diamaguène Sicap Mbao bañ déplacé ko yóbbu ko Technopole donc ñun fii rek lañ xam fii rek lañu mus a am ku koy xëccoo da nga koy xëccoo ñun parce que ci sa loxo lañ koy nangu téye ko delloo ko dëkk bi incha allah parce que nit ñi sonn nañ. musuñoo am maire waaye maire bi fi nekk problème am doy nañu sëkk pour ñu gaaw ko fee bale mu jóge fi juróom-ñaari at ak genn wàll maanaam mandat ak genn wàll wax na ko paasoo puusoo man nag uti naa paas dinaa la puus nga jóge fi incha allah dinañ ko puus mu jóge fi parce que waa dëkk bi xamuñu ko boo laajee ñu ne la góor la wala jigéen la dinañ ko puus parce que kenn xamul fu mu dëkk ci biir Diamaguène dinañ ko puus parce que bi ñu ko dëkkee bi ñu ko joxee Diamaguène ba léegi gisuñu salle de classe bu mu construire lu dul ay réflexion yi muy def te benn pareegu ci dinañ ko puus parce que dégagé gul budget boo xamee ne bi nii ci wàllu inondation yi jëm na fi dara musul jooy ñuy xuus musul jooy ñuy tëdd ci ndox musul jooy ñuy lab ci ndox mi musul yëngu musul yuuxu musul kaas pour Diamaguène Sicap Mbao kon moom dañ ko fay war a jële boole ko ndox mi jële ko pour defi activité dina fi na dem li tax mu war a def li tax waa Diamaguène Sicap Mbao war ñu tànn li tax mu war ñu tànn loolu dañ ko war a wax dañu war a tànn parce que fii lañ juddoo yaroo fi màggee bu toll nii suñuy loxo set kenn musu ñoo topp ci dara kenn xamuñu ci lu bon kenn xamuñu lu si ñaaw suñuy loxo set beneen bi mooy ñu yor diplôme yi nga xamee ne bi nii loolu la Diamaguène soxla ñu mën ci environnement mën ci aménagement du territoire mën ci urbanisme mën ci inondation mën ci déchet mën ci développement local mën ci entrepreneuriat mën ci suqali gox kon waa Diamaguène duñu seetaan keneen di ñëw suñu place ku dul ñun incha allah. li tax ñu war fi des mooy li ñu leen di proposé parce que jafe-jafe yi xam ngeen ko xam nañ ko mooy ci wàllu njàng mi foofu lay jàpp ni Diamaguène dafa war a am lycée nañu bàyyi di ñu wax ni xale yi dañoo war a jóge fii di dox ba lycée Thiaroye di doxaat di dugg biir Samsam di dox ba lycée Thiaroye di dox damaa dugg Samsam di dox ba Mbao di dellu Fass Mbao di dox ba Guédiawaye di dellu Aynou Mady di dox ba Rufisque di dellu Pikine loolu du fi amati incha allah budget ou pas partenaires yi ñu yor may nañu dinañ taxawal lycée fii moo xam mu leen di neex mu leen di naqare danañ ko taxawal parce que coalition bi am nañ taxawaay bi te am nañ yéene bi leneen li mooy dañu maa interpellé ci wàllu bibliothèque man nee naa leen bibliothèque baax na lool mais ñun li ñu fas yéenee def mooy boo jógee boo dëkkee Fass doo dox di wëri bibliothèque bibliothèque da lay fekk ba sa biir néeg ay centre de ressources la ñuy teg en place yoo xam ne da nga am internet ay logiciels yoo xam ne bi nii lépp loo soxla si jàng wala ay livres di nga ko jot te incha allah lépp lu jëm ci étudiants yi étudiants Diamaguène Sicap Mbao ñoo gën a sonn soo leen fekkee Ziguinchor ña ngay torox soo leen fekkee Ndar ña ngay torox soo leen fekkee Sine Saloum ña ngay torox soo leen fekkee Bambey ña ngay xool fu ñu dugg boo leen fekkee Dakar heure bi ñuy xëy fii di dem di ñëw ña ngay torox incha allah lépp lu war ci wàllu social ak ci wàllu accompagnement danañ ko defar étudiants yi danañ ko defar élèves yi seen condition de vie avancée incha allah éducation bi dem ci kanam. waa coalition Yewwi Askan Wi nee nañ dinañ instaurer le pratique de l' excellence maanaam xale bu fi jàng ba am fi raaya danañ la sargal say kanamu mbokk danañ créer concours général fii boo xamee ne bi ñi les meilleurs élèves de Diamaguène Sicap Mbao seront récompensés et bu laajee ñu dagal leen billet ñu génn réew mi dinañ dagg billet ñu génn réew mi su laajee ñu encadré leen ci biir dëkk bi nañ leen encadré incha allah parce que ñi fi nekkoon xamuñu woon culture de l' excellence ñoom jàpp nañu séddale ceeb ak diwlin moo doon seen liggéey te incha allah loolu lañ soxla
parce que boo defaree nit ñi defar dëkk bi moo tax ñu jëm éducation. éducation nag coalition bi nee na li mu wax ci njàngum nasaraan bi loolu la wax ci jàngum diine bi ñi nekk ci daara yi ak nekk ci taalibe yi incha allah dinañ leen taxaw ba cër bi ñu am ci jàng yi ñu am ko ñëpp xam nañ ni dañoo am déficit ay école danañ renforcer bu baax li ñu mën ci ay école mais école privée yi dootuñu leen bàyyi juróom-ñaari at di leen séddale ñetti boîte prêt looloo fi am juróom-ñaari at nga séddale ay école privée yi nga xam ne ñooy jàppale say doom ay boîte de craie loolu la fi am incha allah lépp lu ñu mën a am danañ ko seetlu dinañ leen ci boole dinañ leen impliqué te dinañ fexe njàng mi am niveau boo xamee ne bi nii niveau élèves yi dina yokk ci anam yu gën a mag donc ci wàllu woowu ci beneen wàll bi ñu jóg a wax ci wàllu lépp lu jëm ci action sociale mooy wàllu santé ñëpp xam nañu wér-gu-yaram dañ cee sonn bu fekkee yéen waa Daaru Salaam ngeen Diamaguène Sicap Mbao ngeen bokk li ngeen di fay Diamaguène Sicap Mbao lay dem mais amul leen poste de santé kër sœur ngeen di dem kër sœur yi ñoom ñoo ko yor te boo xool communauté chrétienne lañ gën a sànni ci ginnaaw ci wàllu gestion juróom-ñaari at yi passé ñuy wax communauté chrétienne muy école yi ngeen tabax muy kër sœur bi muy église bi ci boppam ak seen chapelle yi ngeen am incha allah coalition Yewwi Askan Wi nee na lépp lu ñu def ci diine l'islam dinañ ko def incha allah ci diine chrétienne bi yéen ñëpp ngeen yem ci ñun ñëpp ñu dem ci kanam incha allah. leneen li ma ci bëgg a teg mooy li jëm ci wàllu couverture médicale mënuñu looy jox ab dëkk juróom-ñaari at ak genn wàll nga ne yow 400 personnes rek nga mos a jël ci couverture maladie loolu mënul nekk loolu lu ñaaw la ça veut dire que budget bi ci leneen lañ ko doon def defuñu ko woon ci njariñu askan bi ñun nag bëgg nañ suñu ñëwee ñëpp ñi nga xam ne ni dañoo nekk ay sëriñ daara wala ñu nekk ay taalibe wala ñu nekk ñoo xam ne ay imam lañ wala ñu nekk ñoo xam ne dañoo am cër muy ay chef de quartier wala ñu jiite ay kii wala ñu nekk ay relais incha allah couverture maladie bi nañ leen ci jàppale taxawu leen ak ñëpp ñi nga xam ne ay vulnérable lañ rawatina ci ñi nga xam ne yàlla dafa leen nattoo ñu am ay laago wala yàlla nattoo leen ñu mënuñu seen bopp ba nga xam ne dañoo yaakaar ci mairie bi ci wàllu social dinañ ci dugal couverture maladie universelle bu baax donc couverture maladie locale universelle la ñuy def biir Diamaguène Sicap Mbao incha allah. beneen bi leneen li ma ci bëgg a yokk mooy Diamaguène Sicap Mbao rek ngay ñëw fekk fi case de santé maanaam case de santé lañ am à Médina Fass ñëpp xam nañ population Médina Fass ni mu toll bu Fass Mbao mënee am poste santé franchement Samsam 3 Médina Fass war nañu am poste de santé Samsam 3 Médina Fass case de santé bi fa nekkoon am na lu ñu fa jotoon def ba nekkee ci activité sociale yi mais case de santé bi nañ ko transformer en poste de santé ngeen am ICP comme ñëpp am lépp comme ñëpp incha allah ba leen soxlaa faju ngeen mun koo am ni ñu taxaw leen parce que case de santé amatul Sénégal mënul des Diamaguène dinañ ko éradiquer indi fa poste de santé ñu dox ci leneen incha allah. bu dee poste santé Nasrullah nga xam ne day taa jigéenu wérul bu fay dem dañuy toog ci ay xeer ngay jaar pour yóbbu ko ci lal boo xam ne dañ koo tóoj pour mun faa wasin par mun faa faju loolu lu ñaaw la juróom-ñaari at munoo yokk munoo puus munoo avancer munoo def dara Nasrullah boo demee fekk leen situation yi nekk poste santé bi ci moom dafa feebar poste santé bi ci moom dafa feebar donc incha allah Nasrullah lépp lu coalition Yewwi am pour jaamu ci yàlla pour engager ay responsabilités pour poste santé bi fonctionnel dox ni mu war a defee incha allah nañ ko fa def te waa Nasrullah nañ ñu xaar ñi ngi ñëw te incha allah dinañ defee li ñu leen wax. leneen li muy li jëm ci wàllu 3e âge bi fii mag ñi beraluñ leen wàllum faj ñun ñu jàpp ni dëkk bu toll ni Diamaguène ak li ñu am ci ay mag ak fonk li ñu fonk ci ñuy mag dinañ indi programme gériatrie maanaam ut ay médecins yoo xam ne ci wàllu mag lañ def au lieu ñuy signer ay contrat ñoo xam ne seen kër la ñuy tëdd di nelaw contrat yooyu dañ ko mën a jox médecins yooyu ñuy ñëw fii benn yoon wala ñaari yoon wala ñetti yoon ci semaine bi di faj suñuy mag ci anam goo xam ne duñu rang duñu def dara te duñu fay dara te incha allah loolu mën nañ ko te loolu jafewul ndax prise en charge bi ñuy defal mag ñi
nga xam ne état bi sax couvrir na leen d'une certaine manière ñun buñ ko ci doolee day mat rek mais mag ñi dinañ am seen këru bopp di fa faju ji te yàlla rek tax yàlla aar leen ci yanam yi te yàlla leen fi yàlla yàggal ndax magum jàmm gën Sicap Mbao ay mag ñu baax lañ suñu xoolee suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñuy lif incha allah dinañ ci taxaw. beneen bi muy wàllu sport ak loisir benn stade lañ am stade municipal boo xamee ne bi nii terrain bi boo fa demee daanaka da ngay yaakaar ni bassin de rétention ndox la dara baaxu at mu nekk ñu dugal benn budget def nañ ci 100 millions at mu ñëw ñu dugal def nañ ci 100 millions te man magee dama yaakaaroon ni sax loolu ville la parce que gis naa waa ville def ko ci seeni résultat yi nga xamee ne bi nii nee nañ ñoom réaliser nañ stade bi te terrain bi boo fa demee kenn sañu faa dugg mbalit nga fay fekk ndox nga fay fekk ak chantier bu dul egg mukk coalition Yewwi Askan Wi nee nañu li nga xamee ne bi nii ci budget bi attan nañ ko te mu war a defar stade bi incha allah dina fa dugg ndax dégg naa ni budget bi ñu voté weer wee passé def nañ ci 101 millions mais xam nañ ni 101 millions mënul sax clôturer bay tabax stade bi ñun nag bu ñu ñëwee gars yi xam nañ ne virement crédit incha allah nañ fa def loo xamee ne bi nii xale yi danañ fa mën a accéder parce que sonn nañ ci boo bëggee football nga war a dem mbaaw pour abbi stade fay 25000 sonn nañ ci boo bëggee entraînement nga abbi stade Alassane Djigo pour fay 25000 da nga koy loué sax laa bëgg a wax parce que mooy dëgg bi donc sonn nañ ci mënuñoo am ay athlètes yoo xam ne loolu la ñu war mais ñun jàpp nañ ni terrain multifonctionnel yi nga xam ne dañ koy tabax dans le cadre de l' entrepreneuriat public privé nga xam ne da ngay jël ay privé boo xamee ne bi nii day ànd ak ASC bi wala mu ànd ak ñi fa nekk ci waa gox ba waa Fass par exemple ñu am benn terrain multifonctionnel di ko defar synthétique di ko loué di fa fubal ñun loolu lañ bëgg donc jàpp nañ Fass war na am côté terrain zone Fass jàpp nañ ni zone Sam-Sam war nañ am terrain jàpp nañ zone Diamaguène war nañ am seen terrain jàpp nañu terrain municipal bi war na taxaw donc amuñu ambition jël sport bi tënk ko rek ci benn terrain boo xamee ne bi nii non seulement ni ñu ko defaree baaxul mais nañ ko defaraat mais nañ may ñeneen ñi aussi ñu am opportunité di ko doxal parce que boo demee sax tey ci yeneen communes yi quartier yi sax dañu am seen terrain bopp même ñi football dimanche dañu am seen terrain bopp donc loolu dinañ ci taxaw incha allah beneen pànn bi mi ngi jëm ci lépp li nga xam ne jëm na ci diversification sport dañoo jàpp ne sport wér-gu-yaram la bëgg nañ pratique du sport nekk loo xam ne lu jëmm la lu taxaw la biir Diamaguène Sicap Mbao incha allah ñi ngi invité mag ñi ñi ngi invité jigéen ñi ñi ngi invité xale yi ñun ñëpp ñu ànd aménager ay parcours sportif yu mel ni suñu espace yi ñu am yu mel ni alentour bassin de rétention yi yu mel ni LG yi ba la ñu am ñu mel ni espace yi ñu am jigéen ñi ak góor ñi ñëpp bu 18 heures jotee ñëpp génn dem defi sport dellu seen dëkk ndax facture médicale bi mën a wàññeeku ci biir dëkk bi parce que loolu farata la. beneen bi mi ngi jëm ci lépp li nga xam ne jëm na ci wàllu yeneen pratique sport yi muy basket muy li jëm ci écurie de lutte yi muy li jëm ci club yi nga xam ne ñoom ñooy def arts martiaux muy jëm ci yeneen pratique sport yi ñëpp la ñuy encadré incha allah du ñu football kese du ñu basket kese waxuma basket bi am Sicap Mbao de nga xam ne terrain bi da nga ko defar ñu ne am nañ terrain basket ba pare chaque jour nga autorisé fa ay jàng ay xawaare ba ñoom sax samedi ak dimanche bu ñu war a basket duñu ko am te jàmm nga waroon am équipe basket bu rëy am nañ plage war nañ am équipe boo xamante ni football de plage la donc loolu am nañ ci ay xalaat yu yaatu te incha allah dinañ ci dox dinañ ci liggéey ak waa coalition bi. leneen li def muy wàllu jeunes yi jàpp nañ ni lu jëm ci promouvoir ay jeunes pour ñu accéder ci instance de décision yi coalition Yewwi Askan la ci dugal parce que suñu liste bokk na ci liste bi ëpp ay jeunes ci liste yi ñu teg donc jeunes yi Alassane yéen lañ gëm incha allah liggéey bi yéen lañ koy dénk te ñu ngi seen ginnaaw yéenay nekk ci kanam ñun ñu nekk ci ginnaaw incha allah jeunes yi na seen xel daal wax naa ko étudiants yi démb wax naa ko jeunes yi tey te wax naa ko aussi structures yi ñu dajal yëpp que ni incha allah yéenay nekk ci kanam ñun ñu nekk ci ginnaaw. beneen bi moo jëm ci citoyenneté jàpp nañu développement ci bopp la mënoo def développement te préparé woon nit ñi à la citoyenneté sinon lépp loo investir ci dëkk bi day yàq parce que nit ñi duñ ko jox cër donc jeunes yi formation à la citoyenneté danañ ko defal jigéen ñi danañ ko defal jeunes yi te dinañ def leadership jeune incha allah dugal leen ci lu jëm lépp jëm ci entrepreneuriat jeune pour ngeen mën a taxaw ngeen liggéey ngeen yokk économie locale
Diamaguène Sicap Mbao ba ëllëg kuy dégg di Diamaguène Sicap Mbao entrepreneuriat lay dégg jeune entrepreneuriat féminin wala mu dégg lépp li nga xam ne jëm na ci leadership ak citoyenneté ngeen nekk modèle ak exemple tibu citoyen Diamaguène boo xamee ne bi nii foo leen dem ñu naw ni fa loolu lañ bëgg a def ak leneen li ma ciy teg mi ngi jëm ci wàllu équipement yi ñun jàpp nañu wàllu culture lu am solo la maanaam cosaan ak aada li ñu fi gis léegi lu am solo la te gis nañ ni Diamaguène amul benn programme boo xam ne commune bi mi ngi koy déroulé pour promouvoir la culture dinañ dugal ay compétition culturelle dinañ dugal ay journée culturelle danañ may xeet bu nekk nga nekk Diamaguène ci journée culturelle yi nga ñëw wane sa bopp fësal ko parce que xeet yëpp ñu ngi fi te diversité boobu moom moo ñu may loolu donc acteurs culturels yi nañ jàpp ni programme bi ñu am pour la culture bu ñu ko fi développé mais buñ ci yeggee dinañ gis ni am nañ ci seen bopp te dinañ yokk aussi espace yi nga xam ne moom la ñu utiliser muy artistes yi way muy ñeneen mais liñ ciy yokk ci wàllu culture bi mooy église bi dañu am ay chorale ñu war leen may ñuy jouer ci quartier yi suñu école dañu fi am ay xale yoo xam ne dañu leen war a jàngal wàllu théâtre war leen may ñoom ñu génn di yee seen askan donc dañ leen war a organiser ay compétition ñu koy def ci biir quartier yi ci wàllu civisme ci wàllu yeneen demel yi mais li gën a am solo mooy ñiy jàng ñiy tàgg yonente bi ñi nekk ci tànt yi ñi nekk ci daara yi ñi nekk ci daayira yi même aspect boobu dañuy wan aspect culturel boobu muy tijaan muy murit muy laayeen muy xaadr ñu defal leen ay subvention encadré leen ñuy def ay prestation bu laajee ñu def concours tari alxuraan ñu def ko su laajee concours kuréel gu gën a mag ñu def ko su laajee concours ku dàkk tagg yonente bi ñu def ko incha allah Diamaguène ñu xam ne dëkk nag bu ñu koy wax waa dëkk baa tax mais tool yi ñu génn ci seen modèle dellu ci suñu modèle te Diamaguène Sicap Mbao ak Yewwi Askan Wi loolu lañu bëgg a indi ci lu bees ñëpp gis seen bopp incha allah. beneen partie bi mooy wàllu environnement ñëpp xam nañ Diamaguène problème environnement la am dama ciy tënk ñaar rek bi si njëkk mooy mbalit mi sonal nañu ci yenn gox yi nga xamee ne bi ni dañuy taa te oto yi mënuñu faa egg te bu nawet bi jotee aussi dañ ciy gën a sonn donc ci loolu jàpp nañ ci ñaar jàpp nañ ni mbalit mi non seulement nañ ko régler mais nañ ci créer ay emploi créer emploi si mbalit mooy maanaam nga créer ay GIE jeunes yoo xamee ne bi nii am nañ ay saret te dinañ mën a dem ramasser mbalit mi ci yenn gox yi mais ci yeneen gox yi nga xam ne oto moo fa mën a dem wala motorisé dañu indi ay tricycle parce que ñëpp gis nañu ak UCG on a signé benn convention bi nga xam ne ak collectivité locale yi ay tricycle la ñuy jox ay xale ñu jël 400 kër gu nekk di leen jox 1000 francs muy 400000 xale bi mun ci am 200000 yoo xam ne moo ko moomal boppam ba pare ramasser mbalit mi mais mbalit mi bu ko ramasser du ko sànni dañuy créer ay centre de regroupement ay centre de tri nga xam ne fa lañ koy wàccee ñu tànn lépp loo xamee ne bi nii jëm na ci toile lépp loo xam ne jëm na ci verre lépp loo xam ne jëm na ci bois lépp loo xam ne jëm na ci weñ ñu mun ko transformer defar ko jaayaat ko dóor ko ci dëkk muy alal li ki des ñu doo koo jox circuit normal bi ñu yóbbu ko mu bës donc économie circulaire boobu ñu war a créer alal ci wàllu mbalit mi loolu la ñuy indi te incha allah bu ñu ko doxalee xale yi nañ xam ne ci wàllu mbalit mën nañ cee am alal yu bari dootul nekkati xat-xat mais day nekkati source d'économie et d'énergie te li may wax incha allah nañ ko expérimenter te dinañ gis ni ñu bëri dina leen gënal ñu liggéey ci mbalit seen koñ set ñu am ci alal di ci produire ay bagages yoo xamee ne bi nii ëllëg dinañ mën a yokk koom-koomu dëkk bi te dina setal dëkk bi donc ñun foofu lañ jëm foofu la suñu gis-gis nekk mais nekkuñu ci gis-gisu xaar oto bu ñëw sone pour yóbbu mbalit incha allah. beneen fànn bi ci wàllu environnement mooy lépp li nga xam ne jëm na ci bassin yi jàpp ay nit yóbbu parce que amul contrôle ña fa nekk su bassin yi jëlee ndox dañuy tiit parce que amul contrôle bassin yi incha allah danañ ko def espace de vie li fa nekk ci ndox danañ xool lu ñu koy liggéeyee def ko ay parcours sportif taal fa ay lampe animé ko créé fa nag liggéey parce que ci wàllu li fay def noonu muy tifaa yooyu sonal nit ñi ak ñax mi mën nañ ci créer lu ñuy wax charbon bio maanaam ñu jël ko carboniser ko dugal fa ay moyens yoo xam ne jigéen ñi dinañ ci mën a liggéey am ci leneen su fekkee jeunes yi ñu bëgg a def pisciculture am nañ projet yoo xam ne ak partenaires yoo xam ne mën nañu accompagner pour ñu créer pisciculture ci alentour bi mën nañ fa def sport te mën fa créer économie boo xam ne li jigéen ñi di transformer dinañ ko yóbbu foofu di ko fa jaay mu nekk ay lieux de rencontre nekk loo xam ne dañ koy intégrer ci circuit urbain bi mais dootul nekk loo xam ne dañ koy écarter mu nekk jafe-jafe ci biir dëkk bi te loolu mooy suñu projet ci bassin de versant ci bassin de rétention d'eau yi leneen li mooy lépp li nga xam ne dafa jëm ci aménagement d'espace gis nañ ni Diamaguène Sicap Mbao amul ay espace vert waa gi de nee na defar na fi ñetti espace
ñetti espace yi xaw ma benn bi mi ngi Fass benn bi mi incha allah espace vert yi parce que fii rek ngay ñëw fekk waa Daaru Salaam fii nii ngeen di gis ngeen dendal waa quartier bi ñoo cotiser ñoo aménager ñoo jënd seen brique ñooy tabax pour am espace vert maire buy def espace vert nañ fekk lii weddi gis bokk ci yàlla moo ñu indi ba fii ci wasu espace bi teg ñu fi incha allah espace yu mel nii ak dëkk bu mu mënti am ak quartier bu mu mënti am mairie bi nañ ci taxaw def ci liggéey bu am solo leneen li mooy lépp lu jëm ci wàllu structure marchand yi ñëpp gis nañ marché yi ni ñu mel soo demee marché Sicap Mbao ma nga daanu ba ci suuf waa ji génnee benn bilan ne defar na ko ba muy tàkk waa Sicap Mbao sax dañoo découragé bi ñu ko gisee donc jàpp nañ ñi marché yi marché Darkase marché Diamaguène marché Fass Mbao marché yi ñu am fii marché Gouye marché yi ñu am fii nga xam ne am nañu ay partenaires yoo xam ne dañu taxaw indi seen alal pour tabax ko mun laa jox rez-de-chaussée bi mun laa jox +1 bi mun a aménager 2 ak 3 étages jaay ko ñeneen récupérer seen xaalis ba pare delloo ko mairie bi mu am ci ay avantages yow en tant que maire amoo capacité boobu ñun dans le cadre du partenariat public privé incha allah dinañ réfectionner tous les marchés jëlee ko marché yóbbu ko centre commercial Diamaguène jëm kanam ñu nekk nataal ci biir Diamaguène incha allah. leneen li mi ngi jëm ci armeel yi Diamaguène Sicap Mbao dëkk bu toll nii ak li ko wër yëpp nag laay wax ñu am benn armeel kese léegi bu nit génnee àdduna yow da ngay tiit parce que doo am foo koy def est-ce que yaakaar nañ ni ñun mën nañ dundaat lu mat at wala ñaari at te amuñu ay armeel te ñi fi nekk bu ñu ko doon def nañ ko parce que foo toog juróom-ñaari at xalaatoo armeel nit ñi di yuuxu suba ak ñoom guddeeg bëccëg ñun ñu nekk ci en tout cas collectif bi jàpp nañ ni déjà avant ñu fay nekk ñu ngi ko doon xeex je pense que Moussa mi ngi nii du ma weddi donc liggéey bi ñu war a def mooy fépp li nga xamee ne bi nii jaral nañu ko ci wàllu espace ñu xare ko pour ñi nga xam ne yàlla day def ñu génn àdduna fii ci biir Diamaguène Sicap Mbao ñu am fu ñu leen def danañ ci taxaw danañ ci xar suñu tànk tubéy waxuñu ne suñu kii la de yàlla waxuñu ne suñu domaine la nekk de mais fépp fu suuf am ñu mun ko jël wala li nit ñi di xalaat forêt classée bi ak fépp fu ñu ko xalaatee danañ ko xeex ba incha allah Diamaguène am ay armeel yu mucc ayib ñu dox ci donc ci tënk li ma ciy yokk mooy wàllu foncier bëri na suuf suñ fi bàyyi danañ def audit foncier gars yi nañ waajal seen bopp suñu ñëwee dinañ def audit foncier espace buñ fi fekk incha allah danañ wax fan la bokk kan moo ko moom fan lañ ko teg waaye jël ay suuf yoo xamante ne nii autoroute à péage moo ko fi bàyyi nga jël yi jox conseil yi jël yi jox say rak jël yi jox say àndandoo non loolu du mën a nekk incha allah dinañ tegaat lépp ci yoon parce que waaye Diamaguène soxla nañ seen i espace te soxla nañ defar ay infrastructure donc loolu dinañ ci ñëw indi ci gën ko yaatal lépp li nga xam ne aussi jëm na ci wàllu risque et catastrophe wax nañ ko nee nañ ci wàllu inondation mooy nekk suñu cœur de métier parce que jàpp nañ ni ku bëgg a régler Diamaguène Sicap Mbao di nga dugal sa loxo ci inondation yi am na ay réseau primaire danañ xeex pour état bi def ko am na ay réseau secondaire dinañ xeex pour état bi def ko réseau tertiaire yi danañ teg suñu loxo ñun ak suñu partenaires yi bépp koñ bu doon taa danañ xëcc ndox mi yóbbu ko ci kaw tali bi mu ànd ak réseau yi dem mbedd bi ñuy wax tali Maam Jaara muy xolu Diamaguène Sicap Mbao mën a ubbeeku oto yi daw nit ñu dox seen soxla quartier Abdou Ndiaye dina ubbeeku tali yi daw nit ñu dox seen soxla tali Karo Fass Mbao dina ubbeeku incha allah nit ñu dox seen soxla danañ ci taxaw incha allah te farata lañ ko def fi ñuy mujjee mooy ci wàllu financement parce que bëgguñu rek di wax te waxuñu financement xalaat nañ ci wàllu coopération décentralisée que dinañ ci liggéey xalaat nañ ci wàllu partenaires yi ñu am que dinañ ci liggéey parce que ñëpp xam nañ ni ñun moom partenaires yi jot a jugu Diamaguène Sicap Mbao ñoo leen fi doon indi te incha allah dinañ ci taxaw partenaires yooyu yëpp dinañ dellu si muy ci wàllu éducation muy ci fànn yi ma tund yëpp dinañ ci taxaw mais budget participatif la ñuy def askan yi nañ ñu xaar budget bi incha allah dinañ dem commune bu nekk dinañ dem ci biir commune bi quartier bu nekk ak zone bu nekk wax ak ña fa nekk laaj leen lan lañ soxla yan priorité lañ am budget bi dinañ leen wax nañ toll danañ wax ak étudiants yi wax leen nañ leen toll dañu wax sport yi wax leen nañ leen toll dañu wax ak artisans yi wax ak commerçants yi wax leen nañ leen toll wax ak quartier yi ñu def budget participatif ñu ne lii la commune bi am lii lañ ci mën a def année bi ci topp lii la ñuy def année bi topp la ñuy def suñu paree nag ñu évaluer ko ñu toog jàkkaarloog sénégalais yi jàkkaarloog waa Diamaguène Sicap Mbao di def un grand oral du conseil municipal
maire bi jiite ko conseil yi ku nekk wax sa quartier la mu waxoon la nga fa défendroon ak lañ fa def ñu jugé ñu ci yooyu te at par at lañ koy def incha allah gestion bu transparente bu leer. le 23 janvier lañ leen di woo yéen ñëpp ku ci nekk sa carte teel ko daas teel leen a jóg teel leen a woo nit ñi parce que ndam li dañ koy jëli te kenn mënuñu koo tere incha allah ndam rek ñun ñëpp ànd ak yeewu askan wi ndam rek yeewu askan wi ndam rek yeewi askan wi ndam rek yeewi askan wi on a le meilleur candidat la meilleure coalition et on a les meilleurs le meilleur programme qui a été jamais réalisé au niveau de Diamaguène Sicap Mbao ndam rek le 23 janvier incha allah